كم هذا مخيب منك خدعا هل الهادي لكم لا ويرجو سبق أخراني على ميثاقك المثوى على مثواكم المأوى فأنت الغاية القصوى لنائن بل كذداني وداد القرب أدناني وأفناني وأبغاني هيامي في أضماني وخيراني وخيماني فعيني عين محبوبي ومكول ومسروبي وداد قرب مصحوبي بأظفار وأوتاني فكابر فيه أذواقا وعشر فيه أشاقا وزاود فيه أوراقا أياما مثل خيلاني بدمع فوق الشحبوب ودرء فوق يحبوب لنحو القدم مخبوب ومثال لأضراني لمولانا وملجانا ومخوانا ومنجانا أبي العباس مذ كان مميدا كل تجاني لمولانا وملجانا ومخوانا ومنجانا أبي العباس مذ كان مميدا كل تجاني له ورد من الهادي سماعا كل أورادي لأشياق وأفراد فهذا الورد أخناني له ورد من الهادي سماعا كل أوراد لأضياق وأفراد فهذا الورد أخناني فخير صحب ختال عليه شيخ أفدال ولا في ذاك قد مال إلى البلوى وخسران له سخم كأقمار ذو فارق وأسرار وتمكين وأنوار فكل عين أعيان كحاوي صفق أراض مع راوي هرات ونجل المصر ذا الآل فلا نائن والأخوان هما مود هما قرم وازن جئت في الهاب رأوا بلها مولى أظهر فكل آل عرفان هما تاج أهل لا هما عين أين تفاهم رمس أهل لا فلا تبلى بنكران فشيقي برزق المختم وشيقي خاتم المال وشيقي علم الموزن إمدادا لسخباني أتيل لمدها أو آسر فضركم والصلال ولا مقشار عسر البر ولو أبنيت أذماني فخذ بنت أذكاري وتقري أنت أوتاري بأسرار وأنوار فأنثي فوق أقراني على الآل وأضعابي وعال ثم أحبابي صلاة داب أقابي وتثني منك سنواني فمدى شيق أورادي وآذابي وإحدادي وسيفي بين أدادي وخمراني وريخاني اللهم صل على فاتح لما أخلق والقاتم لما سبق ولا دينا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن قطب المكتوم والبرزق المعلوم سيدنا أحمد التيجاني الحسني الذي قال لا يصرف ولي ولا يسقى إلا من بحرنا من لدن آدم إلى نفخ في السور ورضي الله عن صاحب الفيدة مولانا شيخ إبراهيم نجد الحاج عبد الإله نياس الذي قال ولا يك كسر الدين حزا محبنا بل لب 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 مقطعطائي وبعد نحييكم جميعا بتحية إسلامية على السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك جوليني بك طالبي ci nekk rek ñu ngi lay ziyaara di la nuyu lislaam mi baatu assalaamu aleykum wa rahmatullah waaye ñu ngi ziyaara sëriñ bi Mawlaaya Cheikh Bayaas mi nga xam ne moom moo waral jataay bi dëgg-dëgg mënuñ ko sant waaye duñu wax suñu xoli lu dul jamono ju nekk di ko ñaanal yàlla yokk maqaamam yàlla yokk mëdëdëm yàlla yokk ay jéegoom ci yàlla ba jamono ju nekk jaam yàlla yi nga xam ne mar nañ yàlla mën a ñëw ci buntam di jëriñu kon tey dañuy ñëw rek ci tënk di waxtaanee téere bi nga xam ne mooy ruuxul adab commencé woon nañ tey mooy suñu deuxième partie sëriñ bi jox ñu ci ndigal ne dars bu nekk rek nañu waxtaanee donte bu dee ñeent abiyaat sax nañ ko waxtaanee ngir solo bu téere bi am Baay radiyallahu anhu képp koo xamoon ñëwoon na ci moom bëgg a tarbiya foog ne da nga jàng ruuxul adab ngir mën a xam naka nga mën a ànd ak sëriñ bi naka nga mën a jëriñoo ci yàlla ndax dëgg-dëgg ruuxul adab ay njëriñ kase la ala kulli haalin ñi ngi woon ci fi Baay di wax naan wa laazimu laazima si tariqi bida yunaalu ribhu bi taqihi fa lasta fi aqsi tariqi tarbaho ila ida kunta dawaman tuslihu mukamilan surutahu lmukarara mukabidan aadabahu lmuktabara muhaziman lil ahlihi jamian la siyama alxaasatu kun mutian kon tey ñeent abiyaat yi lañ fa seene waxtaane Baay nag mi ngi lay wax yow taalibe tijaan bi gannaaw wala yow jullit bi gannaaw ba nga nangoo sart yi ñu la wax ci tarixa tijaan ba nga nangoo def nësër na di nga jël li nga xam ne mooy wérd bi nga xam ne mooy wérd tijaan jamono joo ko jëlee rek Baay daf lay wax ne la mi ngi lay xottalindikoo di la wax yow taalibe bi wa laazimu laazima zi tariqi bi za yunaalu ribhu bi taqihi mu ne wa laazimu na ngeen taqoo laazima zi tariqi wérd bi nga xam ne mooy wérd laazimu tariqa bi te buñ ko waxee mooy laazim suba bi ñuy def bu ñu jullee suba ak laazim bi nga xam ne bu ñu gannaaw tàkkusaan lañ koy def ak li nga xam ne mooy wasifa Cheikh Tidiane doon ko def ci diggante timis ak gee waaye ak xadaratul juma loolu yëpp dafa bokk ci wérd laazimu tariqa Cheikh Tidiane loolu la ñu bàyyi nag ne yow na nga takkook moom bisaa ci takkook moom mu ne yunaalu ci ngay amee ribhu mooy lan mooy tono bi taqihi ci lu wér képp koo xam ne bëgg nga am ndollol ci suñu yoon bi foog ngay takkoo li nga xam ne mooy wérd laazimu tariqa bi ndax dëgg-dëgg képp koo xam ne jël nga wérd tijaan doo jëfee lii nga xam ne mooy wérd bi yow moom yow fekkee ma ci boole rek waaye yow bokkoo ci tijaan yi Baay loolu la wax mi ngi mel ni jullit bi nga xam ne dafay woote woon ne jullit la te du julli Baay nee na kooku yéeféer la képp ku dul julli rek yéeféer nga kon képp koo xam ne jël nga wérd bii di wérd Cheikh Tidiane wala wérd tariqa tijaan yow nga ne doo ko jëfee yow dafa mel ni yow bokkuloo ci kon dëgg-dëgg taalibe yi nañuy góorgóorlu di yéwénal di wérd suñu wérd laazim ànd ak wérd goo xam ne dañ koy def ci anam bu teggine ngir mën a am ndollal yi nga xam ne ak imdaadaat yi nga xam ne ak fuyoodaat yi nga xam ne ñi ngi koy séntu ak maqaamaat yi nga xam ne képp koo xam ne jàpp nga wérd bi yaakaar nañ ko ci yow Baay nag ne falasta déet fi aqdi tariqi di jël wérd tariqa bii mu ne tarbaxon doo ci amee tono ilaa lu dul isa da ngaa nekk kunta da ngaa nekk dawaaman jamono ju nekk tuslihu nga di adi yéwénal mu ne kenn du am tono kenn du am ndollal Baay dafa insister sax di wax ne taalibe bi mënta jëriñu ci tariqa tijaan lu may ne dafa nekk koo xam ne dafay yéwénal mbir yi nag mooy gannaaw ba nga dogoo ne yow
ak charte yu ñu la wax parce que tarixa tijaan dafa am charte yi ci jiitu bokk na nga xam li ngay jël mooy lan parce que nit mënoo dégg rek ñuy wax tarixa tijaan xamoo lan mooy tarixa tijaan nga ñëw nga ne da ngay jël kon bu boobaa yow dañ la tooñ waaye lépp loo xam ne da nga ci war a dugg da nga ko war a gëstu ba xam ko moo tax dëgg-dëgg képp ku ko jël te nësër na yow gannaaw ba nga waxee ne yow da nga matal say waxtu julli da nga def lépp loo xam ne lu la dina lislaam sas mooy lan mooy lislaam mooy dëgg-dëgg julli waxtu yi dëgg-dëgg woor weeru koor dégg nga natt asaka waaye bu la ko yàlla mën loo sax nga dem li nga xam ne mooy Makka loolu yëpp dafa bokk ci charte yi nga xam ne dafa bokk ci lislaam ak tamit charte yi bokk na ci nga respecté say wayjur tariqa tijaan daf la koy imposer dëgg-dëgg képp ku bëgg a jëriñu rek da nga respecté say wayjur ndax wayjur lu am solo la Baay wax nañu ko wayjur maanaa mooy suñu sëriñ waaye wayjur bi nga xam ne nag moom moo ñu jur kooku foog ñu respecté ko ndax Cheikh Tidiane jàngalewu lu dul ëdëb suñu yoon bi kenn du ci am njëriñ kenn du ci jëriñu lu dul da nga am teggin da nga am adab respecté say ñaari waajur kon képp koo gis mi woote ne taalibe Tijaan la buy wax ak wayjuram di leen ñàkk teggin kooku dañuy wax ne kooku du référence kooku buñ ko fa nattee ne moom taalibe Tijaan la kon taalibe Tijaan mooy ki am respect ci ay wayjuram ba am respect ci ki nga xam ne mag la ak ki nga xam ne mbindeefi yàlla yëpp la bàyyi nag ne dëgg-dëgg doo ci amee tono lu dul ne da ngay yéwénal mbir yi dëgg-dëgg alquran wax ñu ne wali yuufu nuzurahum mu ne na ngeen matal seen nësër kon képp koo xam ne nësër na ne dana jël wérdi tijaan dana ko respecté bu ko defee dana ci am yool waaye bu ko deful dana ci am bàkkaar ndax yow yaa nësaroon na yow lii da nga ko respecté ala kulli haalin te dëgg-dëgg tariqa tijaan forcé wuñ la ko laa ikraa fi diina l'islam kenn forcé wu la ko duñ la ko forcé waaye yow yaa toog ba gis ne yow yayoo nga lii mën nga ko nga ñëw jël si ko kenn forcé wu la ko kon boo ko jëlee nga nësër ko da nga ko war a matal loolu mooy gor loolu mooy jullit dëgg-dëgg bàyyi ne mukamilan surutahul mukarara mukaabidan aadabahul muktabara mukamilan na ngay matale surutahu sarteem ya al mukarara yuñ la dëgg-dëgg yaxanal ci yoon bi te mooy lan mooy ba ngay jël wérdu tijaan wax nañ la ay charte nga nangu ko wax nañ la na boo jëlee wérdu tijaan waroo ko booleeg beneen wérd nga ne waaw nangu naa ñu ne la boo jëlee wérdu tijaan waroo ziyaara beneen waliyu yàlla ziyaara istimdaad nga ne waaw nangu naa ñu ne la boo jëlee wérdu tijaan da nga koy respecté di ko def ci waxtu yi nga nangu charte yooyu waaye dëgg-dëgg bokk na ci charte yi sax képp kiy tux cigarette yow Cheikh Tidiane nee na bul ko jox wérdu bi mu ne nga jox ki nga xam ne dafay naan sàngara sax kooku moo ma gënal nga jox ki nga xam ne dafay tux cigarette ndax Cheikh Tidiane daf ne cigarette dafa haram ndax lu waral loolu Cheikh Tidiane daf ne ki nga xam ne dafay naan sàngara kooku xam ne sàngara dafa haram te dëgg-dëgg am nañ njort lu rafet ne jël gi muy ñëw ngir jël wérdu tijaan daf ko bëgg a jël ngir mbaax ndax wérdu tijaan dëgg-dëgg dafa nekk loo xam ne dafa ñëw ngir jubal nit ñi jëme leen ci yoonu siraatikal mustaqim dëgg-dëgg moo tax képp ki nga xam ne nag yow da ngay tux yow arab yi bëri ñoom dañoo jàpp ne tux xaraamul te Cheikh Tidiane yi moom dafa bokk ci borom xam-xam yi tënk ne tux dafa xaraam moo tax mu ne képp kiy tux bu ko jox suma wérd dëgg-dëgg loolu bokk na ci charte yi waaye charte yi bokk na nga jëlee ko ci koo xam ne dafa am ndigal koo xam ne taqdimal nañ ko moo xam dafa am ijaaza bi nga xam ne mutlaq la wala koo xam ne dafa am ijaaza bi nga xam ne itlaax la waaye na am ijaaza ci ki nga xam ne am na autorisation joxe li nga xam ne mooy ijaaza dégg nga moo xam ki nga xamante ne dafa am itlaax waaw moo xam ne ki nga xam ne dafa am itlaax wala moo xam ne ki nga xamante ne mu xayat la yor moo xam ne ki nga xam ne mu xayat la am kon ñooñu ñoom ñoo am autorisation joxe wérd képp koo gis nag bu bëree mbooloo bëri ay dara bëri alal xëy suba ne moom muqaddamu tijaan la te amul ndigal amul isne kenn taqdimul ko kooku mënta joxe wérd képp ku mu jox wérd googu wérul kon booy jël wérd tijaan da nga war a def say investigation ba xam ne muqaddam bii ñuy wax ne muqaddam la am na amul sikki na kii muqaddam la am na isne bu wér am na autorisation joxe li nga xam ne moom mooy wérd tijaan dëgg-dëgg bàyyi ne muhaziman lil ahlihi jamian la siyamal xaasatu kun mutihan mu ne muhaziman na ngeen fonk lil ahlihi mbooleem ñi nga xam ne dégg nga jamian lil ahlihi njooñu tarixa bi mu ne la siyama rawatina ñi nga xam ne alxaasatu mooy borom jagle yi te bokk na ci muqaddam yi
wala xalifa généraux yi dégg nga kun nekkal mutihan di ki leen di topp di ki leen di roy kon nga déggee ci ne dëgg-dëgg ñun nañu bëggante suñu biir loolu yëpp Baay daf ñu koy junj nañu àndoo nañu nekk benn nañu fonkante waaye nañu respecté ñi nga xam ne ñoon leen jiital suñu biir mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy muqaddam yi ci tariqa bi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy xalifa généraux yi dëgg-dëgg Cheikh Tidiane sax boo xoolee wax nañ ne jamonoom ay taalibe Seydi Alin Tamasini ak Seydi Mouhamadul Misri bu mag mos nañ am jafe-jafe seen biir Cheikh Tidiane ne man yaarifu nii wax di képp ku ma xam man rek ngay xam Cheikh Tidiane moo ngi noonu kon dëgg-dëgg wax na sax yow muqaddam bi booy joxe tariqa bi yow jàppal ne da ngay jottali man Cheikh Tidiane man maay joxe yow taalibe bi booy jël wérd jàppal ne yow ki nga janool di jël wérd ci moom Cheikh Tidiane la bu toog la ndax dëgg-dëgg moom mooy représentant Mawlana Cheikh Tidiane kon duñu guddal ndax dëgg-dëgg nii lañ ko mën a def rek pour mu gën a mokk ñu ngi jéggalu lépp lu ci dëng suñu ñàkk xam-xam la ak suñu matadi la waaye lépp lu ci jub rek dañuy waxee ci madadu sëriñ bi ñu ngi wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillah alhamdulillah aouzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah seydil awalina wal axirin allahuma salli ala seydina muhammadin il faati lima uliqa wal xaatimi lima sabaxa naasiril haq bil haq wala adi ila siratika al mustaqim wa ala ali haq qadrihi wa miqdaaril azim rabbi sarax li sadrihi wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. Je salue tout le monde par la meilleure des salutations qui en assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue aussi mon guide spirituel Cheikh Baye Ass Ndiaye International et tous les membres de la Jama Cheikh Baye Ass Ndiaye International. Que la paix et la bénédiction soient sur vous. Ok, moi je m'appelle Abdoulaye Ba, je suis un simple disciple de Cheikh Baye Ass Ndiaye. Oui, professeur d'anglais. Ok. À l'issue de cette conférence, Thierno Ahmad Ndiaye, par son amour et son volonté pour le tariqa Cheikh, avait fait la traduction en français et en arabe. Oui. Par sa volonté, avait fait la traduction en arabe et en français. Et aujourd'hui, avec ma modeste personne et simple disciple de Cheikh Baye Ass Ndiaye International, je vais essayer de faire la traduction en anglais pour mieux élargir, non, c'est pas grave, pour mieux élargir l'enseignement de Cheikh Ibrahima Niass. Mais avant tout, je vais lire d'abord la traduction en français. Je vais essayer de lire la traduction en français. Ici, il a commencé la lettre par A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Tout d'abord, je salue les professeurs, hommes et femmes, les élus, les professeurs, les disciples du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de Cheikh Ahmad Tidiane, de Maulana Cheikh Ibrahim, et de Maulana Cheikh Ould Khayri, et tous les membres de la Jama Amadouna de Thierno Ahmad Ndiaye. Tout d'abord, toujours c'est Oustaz Nguirane qui parle. Je voulais féliciter Thierno Ahmad Ndiaye et son héritier spirituel, Maulana Cheikh Ould Khayri. Je salue au nom de la Jama Cheikh Ould Khayri dirigé par Thierno Ahmad Ndiaye, en vous disant que la paix, la bénédiction soit sur vous. Au premier chef, Thierno Ahmad, mon guide, mon intermédiaire auprès d'Allah, mon soutien total auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui je présente mes saluts et mes prières. Je salue tout le monde sans exception. Et voilà les premières lignes évoquées par Maulana Cheikh Ibrahima Niass, c'est les relations entre un disciple et son guide spirituel. Premièrement, quelles sont les qualités requises pour être un guide spirituel? Et quelles sont les caractéristiques d'un guide sincère? Par conséquent, il faut un guide droit qui éduque, qui corrige et qui réoriente le disciple. Un disciple qui veut être guidé, éduqué et réorienté à l'exemple de Moussa, prophète et interlocuteur d'Allah, disciple de Seydina Khoudar. Ce qui est apparemment contradictoire, car Moussa est un prophète et jamais Allah a envoyé un messager ignorant la charia. Et pourquoi envoyer Moussa apprendre auprès de Khoudar? Ce n'est point la charia qu'il devait connaître avec lui, mais les connaissances exotériques.
on va venir sur les recommandations et les interdictions en islam, en tariqa Cheikh Tidiane et dans le faïdou de Cheikh Ibrahim Niass. Il dit: la première leçon dans la voie soufie est de rien demander avant en être informé. Le tasawwuf repose en vérité sur 4 piliers fondamentaux, sans lesquels le but ne sera jamais atteint. Premièrement, Baye Niass a dit: il faut avoir un guide spirituel qui maîtrise bien la vie actuelle. C'est-à-dire un guide spirituel qui comprend comment vivent ses disciples, leur quotidien aussi. Et deuxièmement, il dit: il faut un guide qui vous pousse à la droiture et à l'adoration de Dieu. Il doit en plus vous inspirer de bons comportements. Et ce comportement doit venir sur l'amour, la sincérité et la reconnaissance qu'il porte envers vous. Un tel cheikh mérite d'être suivi, dit Maulana Cheikh Ibrahim. Troisième pilier, le disciple doit avoir un but précis et abandonner tout et lui donner corps et âme. Mais tout d'abord, c'est après avoir un guide spirituel, comme on l'a cité, sur les 2 premiers piliers. Et enfin, le pacte entre le disciple et le guide spirituel doit être clair et précis. Parce que dans toute relation, il existe un guide et un guidé. Il existe un guide et un guidé. Et le guidé doit suivre le cheikh surtout. Et voilà, nous arrivons au terme de la première partie. Merci de votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais lire la traduction en anglais. I greet everybody by the best greeting with Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I greet also my spiritual leader, Sheikh Baye Asnja International, and all the members of the Jama. I meet the Islamic Association. Here we have the conference of Ustaz Ngiran that he gave in Medina Baye Kaolack in 2012. The topic of the conference was the relationship between a flower and its spiritual leader. According to one of the letters of Maulana Cheikh Ibrahim Niass, at the end of this ceremony, Thierno Ahmad Ndiaye, by his will and his love for the faith of Maulana Cheikh Ibrahim, had made the translation into Arabic and French. And today, with my modest person and simple disciple of Maulana Cheikh Baye Asnja, I will try to make the translation into English to better broaden the teaching of Maulana Cheikh Ibrahim Niass. He began the letter with A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. First of all, I would like to greet ladies and gentlemen, the teachers, the elected, and the followers of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, of Sheikh Ahmad Tidiane, of Maulana Cheikh Ibrahim Niass, and Maulana Cheikh Ould Khairi, and all of the members of Jama Ahmaduna of Thierno Ahmad Ndiaye. He says, it's always Ustaz Ngiran. I greet you on behalf on the Jama of Sheikh Ould Khairi led by Thierno Ahmad Ndiaye, telling you that the peace and the blessing be upon you. At the first, Thierno Ahmad Ndiaye, my leader, my intermediary with Allah, my total support with Allah subhanahu wa ta'ala, to whom my greetings and prayers come. I greet everybody without exception. And here we have the first line mentioned by Sheikh Ibrahim Niass on the relationship between a flower and its spiritual leader. Number 1, what qualities are required to be a spiritual leader? And what are the characteristics of a honest leader? Therefore, there is a need for a right leader who must educate, correct, and redirect the disciple. A follower who wants to be guided, educate, and correct, following the example of Musa, prophet and interlocutor of Allah, follower of Sayyidina Khuda, which is apparently contradictory, because Musa is a prophet and Allah has never sent a messenger in via a Sharia law. And why send Musa to learn near to Khuda? It was not the Sharia law had to learn with him, but exoteric knowledge. We will come to the recommendation and the prohibition in Islam first, to the tariqa and to the faida of Maulana Cheikh Ibrahim Niass. He said the first lesson in the Sufi voice is to ask nothing without being informed. Tasawwuf in reality is based on 4 fundamental pillars. Without them, the goal will never be achieved.
Firstly, Maulana Sheikh Ibrahim Niass said you need to have a spiritual leader who masters Kara life. Secondly, he said you need a guide who pushes you to the righteous and the worship of God. He must also inspire you to behave well, and this behavior came from the have towards you. The third pillar is the follower must have a precise and a clear goal. Give up all and give him body and soul. But all this is after having a spiritual leader has mentioned it in the first and the second pillar. Finally, the pact between the follower and the spiritual leader must be clear and precise, because in every relationship there is a guide and a guide one, and the guide one must follow the sheikh and overall. Okay, we are going to finish the first part. I'm gonna continue in the next time. Thank you very much. Okay, merci beaucoup. عليكم من كل قلب سلام دفع خلق إلا دون عليكم من كل قلب سلام دفع خلق إلا دون وعليكم من كل قلب سلام دفع خلق الإله دون الليالي نور أول الوجود